Ousmane Sonko xamle ni tey jii ma nga woon ca kanamu ko doyen des juges déglu na ko te mbirum 94 milliards yi faaw ñu dem ci ab procès maanaam justice mu ni ëllëg la nga xam ni moom la ñuy def ca assemblée nationale ab théâtre lekk rek la moom Ousmane Sonko daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi moom mooy nekk sax suñu gan ci njeexitaluk xibaar yi Thierno Alassane Sall ni moom àndul ci maanaam amnistie gi ñuy laam-laame fas yéene ko teg ci ndodd ko yenn ko way politique moom daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi moom Thierno Alassane Sall ñiy faat seen bakkan di xaru lu toll ci juróom benn fukk ak benn ci ay cas ci junni yoo jël bu ñu sukkandikoo ci directeur bu santé moom moo xamle lu ni mel tey jii bi ñu doon màggal bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel ñi am feebaruk xel moom docteur Jean-Augustin Dientine daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi tàggat yaram daañ ci ànd ak Abdou Diouf junior ne dellusiwaat ci jongante bi nga xam ni suñu gaynde yi seqoon nañu ko ak équipe bu Brésil ñu tembo ku ci nekk dugal sa morom benn but autour du web daan ci ànd ak Abdoulaye Diop tolloon ci waat quartier vert ak Youssouf Bodian bonne santé gan gi comme ni ma ko waxee ci boppu xibaar yi Ousmane Sonko njiitu Pastef lay doon dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Amady Ndiaye moom moo nekk ci machine bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoog rajo Futur Média la rajo de toute l'actualité dañ koy dooree ak déclaration bi nga xam ni Ousmane Sonko njiital Pastef doon na ko amal niki sànq moom nag naam ay ñoom dañ doon amal ab conférence de presse waaye jamono jooju dafa nekkoon ci kanamu comme na mu ko waxee kii di doyen des juges mu ko doon déglu ci mbirum 94 milliards yi mu ni lépp luy preuve daal dina ko koy jox ba sax daal dina koy ruusal leneen ci ay xibaar yoo xam ne ni bu ñaa nako ko mu ni kon bu ñu sukkandikoo ci règlement intérieur bu assemblée nationale article 8 ba ëllëg la ñuy def ci assemblée nationale dañ ko war a dakkal ab théâtre rek la moom mu xamle tamit tuuma yi nguur gi préparé ngir net koo teg ci ndoddam dañ ko ciy déglu moom Ousmane Sonko. tey le doyen des juges daf ñu woolu woon convoqué ma 17 heures pour ma fekk ji ko tribunal. li may wax dafa am solo tribunal boobu laa bawoo ñëw fekk ci leen fii directement ma leen di xamal ni liy woon suñu réclamation suñu mbëbët ñun mooy dossier bi du dossier politique dossier tribunal la dossier bi du dossier commission d'enquête parlementaire bu ñàkk xorom boobu waaye dossier tribunal la ndax ku jóg yëkkati tuuma ne luubal nañu lu mat 94 milliards ba pare am sañ-sañu déposer plainte ci table procureur loolu assemblée nationale amu fa yoon te bis bi ngeen tëggee tribunal ngeen bu tooy théâtre bi war a am ëllëg assemblée nationale waratul am fii mu toll nii ndax yoon dafa ne bu tribunal jëlee dossier bi rek assemblée nationale fay na li ma lay wax nii article 48 règlement intérieur de l'assemblée la da ngeen leen tuddee commission saay-saay parlementaire lu mu leen jaral dinañu ko jaral parce que li ñuy def nii dinaa leen wax nag tey lan mooy seen jubluwaay ñoom juróomi mbir la ñuy wër dañoo am seeni laboratoire pour mun a jaar foofu ne teg nañu loxo ci ñun ngeen déglu ma bu baax bu njëkk ba mooy diffamation wala ñu ne diffusion de fausse nouvelle ñetteel bi mooy li ñuy tuddee dénonciation calomnieuse ñeenteel bi boobu nag yéen la concerné mooy trouble à l'ordre public atteinte à la sûreté de l'État nañ ko jàpp juróom-beel bi nag mooy li ñuy wër ci rajo yi di mbéj mbéj ak ci réseaux sociaux yi naan na génne ay preuve bu ko defee boo génnee ñuy recel de document Ousmane Sonko di ngeen ko dégg ci ni mu gën a yaatoo ci njeexitalu xibaar yi moom mooy nekk suñu gan daal dinay xam leen tamit comme na mu ko waxee woon déposé na ñaari plainte contre yi nga xam ne rek moom moo di wàllu ku luubal googu mu ni dañ ko def ci 94 milliards de francs CFA waaye tamit commission d'enquête parlementaire ba ñu samp tamit nañ leen porter plainte moom Ousmane Sonko daal dinay addu ci li nga xam ne rek moom moo di amnistie gi ñuy wax moom tamit mu ni loola àndu ci dane na dialogue national gi ci la njiitu réew mi bëgg a sukkandikoo rek ngir def lu ni mel moom mu ni ci kujje gi la nekk opposant la kon nañ ko bàyyi mu daal di nekk ci kujje gi wàllug amnistie googu ñuy laam-laamee sax ki nga xam ni nekkoon na fi jëwriñ juñ dénkoon lépp lu jëm ci wàllu énergie di Thierno Alassane Sall moom tamit àndu ca nee na nekk na loo xam ne ni daal mën na indi fitna ci réew mi moo tax it moom njiital République des valeurs nee na loolu àndu ci ca Touba la xamle lu ni mel dañ koy déglu ci micro Maxema Diop. ñu ngi ci jamono nee nañu dialogue ak waxtaan naam dëgg la dialogue baax na trop waxtaan baax na trop waaye ci jamono yonent ba fii
dialogue bu ñu mës a gis ak waxtaan bu ñu mës a gis dëgg moo ko lal dëgg nag mooy képp koo xam ne def na lu defut da nga delloo la nga yóbbu wala ñu lay jéggal ndax bu dul loolu ñi nga xam ne dañu jël ay ganaar ak ay portable du daan leen ay at danq leen ba ñu mel ni ay sardine ci biiru ay rëbës ñeneen ñu bàyyiwaale ay milliards parce que li ñuy dox ni mooy milliards yi nga xam ne dañ ko jëlee ci pétrole bi ak gaz bi ñu nar koo nasaxaalee noonu te Sénégalais yi xam ne baalaate baax na naam waaye képp ku log dara képp ku won dara nga ko goxi ba pare doog a xool ñu xam ni nga def aussi ñu doog a xool naka la ñuy mën a baale ndax boobaa la ñuy xam ñu ñuy baale la. mu nekkoon Thierno Alassane Sall njiital République des valeurs yëkkati yooyu kàddu ca Touba ga nga xam ni dafa demoon ci waajtaayug màggal gi nga xam ni jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre foofa ca Touba Mbacké juróom-ñetti simili moom moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi. RFM rajo askan wi. Sénégal ñi fiy faat seen bopp di xaru maanaam suicide juróom benn fukk ak benn cas ci junni yoo xam ne nii am na nekk na loo xam ne nii moom moo tax réewum Sénégal mi ngi ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu place bi ci àdduna wërngal këpp loolu ka ko xamle moom moo di directeur de la santé mu yëkkati kàddu yu ni mel tey jii bi ñu doon màggal bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel ñi am feebaruk xel moom docteur Jean-Augustin Diène Tine di xam leen ni tamit Sénégal mi ngi def ay jéego te waaye nag lu jëm ci wàllu ñi nga xam ni ñoom ñooy fàcc ñooñu am feebaru xel fanweer ak juróom lañu di ay psychiatre ñu daal di leen séddale ci fukk ak ñeent ci ay région dañ koy déglu moom docteur Jean-Augustin Diène Tine ci micro Ndongo Ka. choisir thème moytu xaru bi léegi Sénégal sax am nañu 6,1 cas de décès naanañ ne bariwul rapport aux autres pays parce que ñu ngi ñëw 129e rang mondial lañ nekk mais nag ñun gënaluñu suñu mënoon ñu bañ a am cas de décès par suicide moo tax sànq ma doon wax la prévention loolu rek mooñ ci mën a génne parce que boo xaaree ba nit ki def li mu war a def xaru bi bu antoo ba mu perte ci dundam mënatoo def dara santé mentale bu ñu ko jëlee global matadina mooy ne lu ñu am ci psychiatre ak psychologue ak infirmier psychiatre doyul am na 35 psychiatres en 2018 moom ñooy liggéey ci suñu structures yi te boo xoolee 14 structures lañu am te structures yi ñu ngi divisé wu ci 7 régions te aussi dinañu recruter waat ay psychiatres pour que nit ñi am feebaru xel ñu bañ a ci def ay kilomètres pour yu bëri pour mën a feju ñu mën a am fej bi seen wér feebaru xel seetlu ngeen ne mu ngi yokk de plus en plus suñuy dëkk léegi lu ñu bëggoon nag mooy suñu partenaires yi mooy ñoo am ne suñu partenaire financier ak suñu partenaire technique yi même yeneen secteurs yoo xam ne ñu ngi liggéey ci loolu ci développement humain ñu mën ñoo jàppale ci ñu mën a promouvoir santé mentale Sénégal. mu nekkoon docteur Jean-Augustin Diène Tine ñu wax ci lu soxal ndaje mi nga xam ni njiitu réew mi doon na ko amal niki tey ji seq ko ñi di élus locaux yi ci wàllu woowu jàpp nañ fa ni fukki fan ci weeru ko octobre dañ koy def samp ko bis bi nga xam ni ci réew mi muy journée nationale de la décentralisation loolu nag nekk leneen i mesures yoo xam ni njiitu réew mi jël na ko ci ndaje moomu nga xam ni moom lañ duppee woon dialogue sur la territorialisation des politiques publiques ci wàllug PSE ñu dem ba Tëngéej fekki fa Abdou Diouf Diagne. ndaje moomu ci ay waxtu yu yàgg lañu ko amal ñi nga xam ne ñoo jiite bokk moomeel yi daal di siy jaar bàcc lépp luy seeni jafe-jafe ci kanamu njiitu réew mi Macky Sall ñu daal di koy tënk ci ab bataaxal boobu Abdou Khadre Ndiaye moo ko jàng moom moo jiite association bi ëmb élus locaux yi nekk ci biir Sénégal. parloo da cee bare woon benn wax gox ak goxaan nu ñu koy daggee ci àdduna dafa am ay principe yu ñu koy daggee ñu gis ni am na statut élu local ndax bala nga naan naam nef wax ni nañu fexe ba buñ ñu jox ay cër rek pour suñuy teey suñu bakkan nañu jox cër yoo xamante ne ci doxalinu réew mi ak nu muy demee ak yeneen loo xamante ne du doon rek bëgg naa passeport wala bëgg naa oto. di ay jafe-jafe yoo xam ne njiitu réew mi xam ne dina ci indi ay saafara. j'ai déjà pris l'option et la. jël naa fi mu toll ni ay dogal daal di leen di gën a dooleel fonds de dotation bi ak li nga xam ne moom lañu duppee contribution économique locale dinañ wut ay saafara si jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku ngeen ko ci. PACASEN tamit wax naa samay jëwrin ñu mën a xool nañu amale li ñu duppee PACASEN rural ndax lu bëri ci suñu communes yi nag ci àll bi la ñu nekk. PACASEN rural. ngir yenn projet yi nga xam ne njiitu réew mi daf koy faral di nas daal di am jeexantal ci askan
askan wi njiitu réew mi di tàllal loxoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite gox-goxaat yi. Comment pourrait-on naka la ñu mën a amee dëkk boo xam ne dafay set te collectivité locale yi dugaluñ ci seen loxo naka la ñu mën a amee dëkk yoo xam ne duñu fa gis ay bidonville te collectivité territoriales yi dugalu ci seen loxo naka la ñu mën a réaliser li ñu duppee PSE vert te li nga xam ne nag mooy collectivité locale yi dugaluñ ci seen loxo bépp projet boo xam ne état daf ko yëkkati dugal ci seen loxo dafa nekk loo xam ne daf leen a war. plan Sénégal émergent. ab commission nag daal dinañu koy tabbu moom li liggéeyam mooy daal di dajale lépp loo xam ne moo tukkee ca waxtaan woowu sax dinañ ko gën a yaatal ci ab conseil des ministres njiitu réew mi daal di say jaaral di xam ne fukki fan ci weeru octobre bu nekk dinañu ko def bëccëg gu ñu jagleel wàllu décentralisation RFM Diamniadio Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne jaajëf ci wàllu gox-goxaat yooyu ca la ñuy des dem ba Kaolack foofa ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéeyee bootu ci collectivité locale yi collectivité territoriale yi moom mooy syndicat ba leen boot ñoom nee nañu ay weer a ngi nii jotuñu ko payoor mu nekk lu leen metti lool bu ñu sukkandikee ci Amadou Diassé mi nga xam ni moom mooy seeni njiit ñuy sàkku tamit ci nguur gi koppar yi nga xam ni moom mooy ruuse ci li ñu duppee contribution économique locale te ñu jagleel ko gox-goxaat yi ñu daal di leen koy jébbal dañ koy déglu moom Amadou Diassé ci micro Ibrahima Diame. ñu ngi wax nguuru Sénégal ka jëkk xam na ne commune gox-goxaan yi ay démembrement état lañ te xam na ne gox-goxaan yi amuñ ay moyens yoo xam ne dina leen permettre ñu def li ñu war a def yëpp moo tax moom ñu ngi koy féliciter ci li mu def parce que gis nañ ne jël créé na benn lu ñuy wax SEL muy contribution économique locale boo xam ne xaalis la boo xam ne daf koy jël ci gafakaam moom jël ko jébbal ko communes yi pour ñu mën a gérer seen situation yooyu bi mu koy joxe nag ci décret bi portant répartition bi am na lu mu ci def lu ñuy wax naan cet argent doit servir à payer les dépenses obligatoires de fonctionnement ku wax dépense obligatoire de fonctionnement nag mënoo tëb salaire mënoo tëb caisse de sécurité sociale mënoo tëb IPRES donc loolu moo tax état bi jël xaalis boobu noonu jox ko commune yi maintenant li ñu bëgg état bi encadré ko wax ne xaalis bi lii moo ko tax di jóg malgré que wax na ko ci exposé des motifs yi mais peut-être am na ñoo xam ne dañu koy jox beneen interprétation boo xam ne du benn mais daal loolu mooy li nga xam ne nii bëggu nañu état bi def ko ministre bi def ko pour que ñu mettre les travailleurs des collectivités locales ci conditions yoo xam ne conditions yu mucc ayib parce que am na ci ñoo xam ne nii toog nañ ñeenti weer kenn fayu leen parce que tout simplement commune bi amul xaalis bu leen fay beneen problème mooy le plan de carrière des agents seet naka lay def ba nga xam ne nii fonction publique locale boobu dana effective pour que agent yooyu mën a participer sur les concours yi nga xam ne moom la état bi di organiser yëpp. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. SDE ñàkkaat beneen bataille ci xeex bi nga xam ni moom la seq ak ñii di waa Suez ak waa ARMP ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yore wàllu séddaleem ndox mi gannaaw contrat boobu biñ ko jébbalee ñii di waa Suez ñoom dañoo yóbbu woon ab kalaame ca Cour suprême ngir ñu gàntal lu ni mel waaye Cour suprême da leen mujj maanaam wan gannaaw maanaam joxu leen dëgg da leen débouté loolu nag nekk loo xam ne nii tax na avocat yu SDE la ñu jàpp moom moo di mbir mi duñ ko yemale foofu dinañu dugal la ñuy duppee ab rabat d'arrêt ni ki tey jii ci bëccëg gi bi muy door ci la Cour suprême siiwal boobu dogal Abdoulaye Diop. mu nekk beneen nërmeelu bu sénégalaise des eaux ci xeexam bi muy xeex ak Suez waa Cour suprême daal di nay neenal bëggam maître Oumoussonou mooy avocate bu ARMP. SDE dafa bëggoon ñu suspendre clause d'attribution bi ñuy joxe ku gérer ndox mi bon léegi Cour suprême ñëw na léegi ne procédure bi na continuer parce que SDE dafa bëggoon ñu arrêter procédure bi ba requête am leer. Qu'on s'appelle encore Cour suprême nee na daal nañu continuer procédure bi. sàkkuteefam ngir ñu ajandi procédure joxeep marché bi ñu daal di koy dàkk avocat SDE yi ne loolee du tax ñu bàyyi xeex bi. certainement on le fera. xam ngeen lii di rabat d'arrêt ñun loolu la ñuy def dinañu dugal rabat d'arrêt te xam ngeen ni boobu recours dafa nekk lu suspensif. ministère bi ñu dénk ndox ak wàllum hydraulique dina wéyal kon procédure am bi ngir mën a jox contrat yoroonu ndox mi waa Suez. Abdoulaye Diop ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média maa ngi leen ko doon wax sànq màggal gi ñoo ngi koy waajal fukki fan ak juróom-ñaar lay doon ca Touba Mbacké loolu tax délégation bu groupe Futur Média ni ki tey ji demoon nañu nemmeeku kii di xalif général bi waaye tamit yóbbu seen kër ziar Marème Diop àndoon nag kilifa yi groupe Futur Média ñu déglu ko.
Groupe Futurs Médias ni lépp loo xam ne ay jumtukaay la te mu am ko dina ko def ci màggalub ren gile édition bu 2019 bi ñu ne duñ ci des benn yoon ginnaaw kàddu yooyu ki ko xamle di Birane Ndour di directeur général bile ay kàddu yu mu yëkkati gannaaw ba ñu ziyaare moom ak délégation am kii di xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. ñun suñu liggéey la ñuy def tey Groupe Futurs Médias li ko ngànk moom mooy ay professionnel te ki moom kër gi sanc ko daf ñoo jox ndigal pour que lépp li nga xamante ne ci diine bi la ñu taxaw si taxawaay bu mat sëkk suñu taxawaay si màggal bi bu yokkuwut du wàññeeku mukk te dañ si gis ay ngëneel à chaque fois que ñuy liggéey di teg ay jéego ci yoon wi borom Touba daf ñu koy fay. gannaaw foofee ca lañ utalee résidence Khadimou Rassoul saafonte ak kii di porte-parole du xalifa général des Mourides di Serigne Bassirou Abdou Khadre noonee nag la fa délégation bi daal di jugee utali ci kii nga xam ne moom mooy saytu wàllum commission culture ak communication màggal gi Serigne Abdoul Ahad Mbacké daal di rafetlu bu baax a baax taxawaayu groupe Futurs Médias noonu rek la leen xamalee ni seen lëkkaloo luy jëm kanam rek lay doon. loolu aussi na ngeen xam ne xam nguñ xam njëriñu presse bi parce que dama koy wax toujours c'est des partenaires ci liggéey bi nga xam ne sëñ bi dénk nañu ndax bu fekkente ne da ngaa yor loo xam ne da ngaa bëgg àdduna jariñu kon boo amul ku la ko jàllaleen njëriñ la foog naa ne du yaatu na war a yaatu kon daal ñu ngi leen sant di leen gërëm. ay fan yu néew rek des ñu amal màggalub Touba bi groupe Futurs Médias daal di tàmbalee temm ngir def lépp lu mu mën ngir édition bi lee noonee nag la ñu bàyyee fii ci Touba ay ndimbal lépp ci màggal gi daal di jaar yoon Marema Diop fii ci Touba RFM. RFM Sport. Abdou Diouf Junior ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndate Diop. tàggat yaram football lañ koy dooree dellusiwaat ci jongante xarito diggante Sénégal ak Brésil Aliou Cissé mi tàggat gone yi kontaan na ci. kontaan de boobee mu am li ko waral bokk na ci Ndate moo di ne dañ doon dajeek équipe boo xam ne bokk na ci gën a màgg ci àdduna bi ci seen taarix waaye itam ci taarixu football. Aliou Cissé nee na daal su sañoon dina amaat beneen jongante boo xam ne dina mel ni bii boo xam ni. équipe bu mag lay doon ci wàllu àdduna bi waaye nag duñu fàtte ni seen objectif bu gën a am solo mooy football Coupe d'Afrique des Nations gagné ko te su boobaa daañu soxla itam football ak yeneen équipe u Afrique ñu déglu ko moom Aliou Cissé. C'était un match plutôt bien abouti. mën naa ni match bu baax la woon dañuy rek réccu fukki minutes yu njëkk yi nga xamante ne nekkuñu woon ci biir waaye juróom-ñetti fukk ak minutes yi ci topp wan nañ ni ñun équipe bu mën a wujjee la ak équipe brésilienne bi waaye foog ñu ànd ak dal ndax match xaritoo la woon rek dañoo war a wëyal liggéey bi maa ngi delloo njukkal sama ay joueurs ndax la ma leen santoon def nañu ko dëgg la match yi jàngat bu rëy la si ñun ñoo ngi liggéey ñeenti at ci tey ak bile groupe am nañ ay ambition ci biir Afrique waaye tamit ci àdduna bi ñu jàkkaarloo woon nag ak équipe bu Brésil bu baax ci yeneenu date FIFA yi mën nañoo am ay adversaires yu am solo loolu dina nekk lu baax waaye du ñu fàtte ni dañoo soxla ay adversaires yu féetee fii ci Afrique ngir waajalaale bu baax mondial 2022. Préparer dès à présent le mondial en 2022. mu doon kon Aliou Cissé mi nga xam ne mu ngi doon tontu ci ay laaj yu Bakary Cissé di kenn ci ndaw yu Futurs Médias yi nga xam ne mu ngi foofee woon kon ca Singapour fa nga xam ne foofee la jongante bi amee woon diggante Sénégal ak équipe bu Brésil mu nekkoon match bu neex boo xam ne doxoon na ci diggante ñaari équipe yi waaye match taarix la ndax bii moo nekkoon kon bulet équipe nationale bu Sénégal ak équipe nationale bu Brésil di daje ci jongante bu mel noonu. kon lii nga xam ne nag def nañu ko moo di ab mbégte diggante li nga xam ne mooy mbégte kon ci ki nga xam ne moom moo di Kalidou Koulibaly nekk benn défenseur bu Sénégal bokk ci équipe bi doon bokk kon ci ñi gën a xarañ nee na daal football ak Brésil rawatina tembo ak moom mbégte lu mag a mag la war a doon ci Sénégal ndax dafay wane ne équipe bu mag la ñu yor boo xam ne jot na nag ñu war a mën a natt seen bopp ci yeneen équipe yu mag yi ci àdduna bi ñu déglu ko moom Kalidou Koulibaly.
pense que c'était un match prestigieux quand même. match jongante bu mucc ayib la woon Brésil du équipe bu ndaw ñëpp xam nañ ko jël na ay coupe du monde yu bëri donc football ak équipe bu mel noonu du ñëpp a ko mën a am bokk na ci équipe yu gën a xarañ ci àdduna bi ñun nag xaaroon nañ jongante bi xamoon nañ ne du yomb woon nañ ne équipe Sénégal tam mën na football ak ku ne ci àdduna bi waajal nañ ko bu baax te itam wane nañ ko ci terrain bi joueurs yu mag yi yëpp wane nañ seen bopp tey ji kontaan nañ ci lool te itam loolu dina tax ñu gën a waajal suñuy ëllëg match xaritoo la woon waaye yoon la itam ñu woon ne Sénégal mën na football ak équipe yu gën a aay ci àdduna bi loolu nag day firndeel ne Sénégal tam du équipe bu ndaw. J'espère que dans le futur voilà on va montrer que le Sénégal est une place au niveau mondial. mu nekkoon kii di Kalidou Koulibaly défenseur bu équipe nationale bu football ñu wax ci wàllu nawetaan dem ba ca Bunkiling ca Bignona. foofee nag la fa xew ndate moo di Bunkiling ak Bignona ci boppam ñaari département la bu ci nekk yor sa ODCAV li ñu bëgg mooy fexe ba ndaw ñi gën a jubboo gën a duggalante jaarale ko ci nawetaan bi loolee nag ñoom door nañ ko foofee rawatina ci kanamu maire bu Bignona te yëf ya kat Bunkiling la woon Max Euclide Compagnie. sàmm ab lëkkaloo ci diggante ndaw yi jaarale ko ci tàggat yaram loolee jéem a dox ODCAV Bunkiling ak Bignona suñuy amal bépp tàggat dem ci nawetaan Kaba Fati jiite ODCAV Bunkiling. tey dañu jël occasion def benn pacte ak ODCAV bu Bignona parce que ñu ñoo bokk benn gox région de Sédhiou région de Ziguinchor Bignona ak Bunkiling ñoo nekk ci seen frontière kon c'est important ñaari jeunesse aussi ñu joxalante loxo ñu nekk benn te jàppalante xam ne daal boo nekkee Bunkiling war nga mel comme waa Bignona nga te boo nekkee Bignona nga mel comme waa Bunkiling loolu la ñu tàmmale tey. ab lëkkaloo bu fës ak teewaay maire commune Bignona ci finalu phase départementale Bunkiling ci loolu sax Mamadou Lamine Keita maire Bignona rafetlu bu baax lëkkaloo boobee. jeunesse su département Bunkiling gis nañ ci ñoom dal ak bëgg seen gox ñu kontaan ci trop comme niñ ko wonee léegi rek temps yi ñu génn ñaari ODCAV yu Bignona ak Bunkiling ñu ngi waxtaan pour lëkkaloo ci xarit tey dañuy signé pacte boobu pour ñaari jeunesse yi département Bunkiling ak département Bignona mën a lëkkaloo ci xalaat ak xaritoo ak jàppalante xalaat en même temps ay projets yoo xam ni dina mobiliser ñaari jeunesse yi ñun les autorités ñu ngi taxaw seen wet di leen accompagner. amal lëkkaloo ngir jàmm gën a sax ci seen gox yi te jëm kanam loolee taxawaay bi ndawi Bunkiling nekk ci wàllum tàggat yaram fas yéene amal léegi nii. xam ne daal tant que jeunesse mu ngi nekk benn apport considérable ci suñu gox bi wala ci suñu Sénégal. Sédhiou Max Euclide Compagnie RFM. jërëjëf Max foofu ca Sédhiou fa la ñuy jëlee avion rek dem ba ca biti réew ca Europe ak match jëm ci wàllu qualification Euro 2020. tey jii nag daf ci am ay jongante yoo xam ne daanaka score yu mag a mag la mu ñëw ca génne bi ñuy njëkkee mooy Belgique Saint-Marin Belgique moo ko daan juróom-ñeenti bal ci dara muy score boo xam ne kon ndate ci groupe I bi am na solo trop Russie moom dafa daan waa Écosse mu ngi noonu de. groupe boobu ba léegi Russie dafa daan waa Écosse ñeenti bal ci dara Croatie dalal Hongrie daan ko ñetti bal ci dara Pays-Bas dalal waa Irlande du Nord daan leen ñetti bal ci dara ëllëg nag ci aljuma ji am na yeneen ndaje yoo xam ne amoon na tey ji waaye daal dañuy yegg ci ndaje suba yi ci gën a am solo bokk na ci Islande France 18h45 la ci groupe H bi. ci groupe A bi République tchèque Angleterre ci Portugal ak Luxembourg ñooy daje di 18h45 Ukraine ak Lituanie itam bokk na ci jongante yi nga xam ni ñu ngi koy xaarandi ëllëg Alaaji Ndate Diop. ñu jeexale footballum tefes mi beach soccer ak mondiaux de plage. mondiaux de plage yooyee Sénégal ñu ngi koy waajal Alseni Ndiaye ak i gaayam ñoom xam nañu ñan la ñuy dajal ba noppi ëllëg la ñuy dugg ci yëf yi waaye daal ñoom li ñu jàpp moo di ne poule boobee nga xam ne nekk nañ ci Sénégal bokk ko Ukraine ak Paraguay ak Iran war nañ def lépp ba génn ci boobule poule ki ko xamle di Alseni Ndiaye mooy gardien bi waaye itam mooy capitaine bu gayndeyu Sénégal yu beach soccer ñu déglu ko ak Soda Thiam. poule bu metti poule boo xamante ne ñu ngi ko partagé ak Paraguay Ukraine ak Iran donc boo xoolee Ukraine ak Iran donc ñoo bokkoon poule ci coupe du monde 2013 bi ñoom ñoo bokkoon poule mais léegi 2013 nag ak 2019 c'est différent donc boo xoolee léegi donc li ci changé bari na joueurs yi fi nekkoon nekkatuñ fi donc poule bi aussi boo xoolee benn rek mooy génn donc ce sera dina metti trop parce que ko waroo am défaite ci match de poule yi donc da nga war a def le tout pour gagner say ñetti match yëpp te boo xoolee aussi but que règlement bi dafa xaw
compliqué boo gagné si biir match bi da ngay am 3 points boo demee prolongation da ngay am 2 points boo gagné tiro bi da ngay am 1 point donc mën nga gagné say ñaari match tiro bi sax après nga toog keneen ki ñëw gagné si match temps réglementaire bi mu ëppale la ay points donc ñun li ñu war mooy def le tout ba gagné si temps réglementaire bi jéem a sortir ak 9 points te pour loolu am aussi dañu war a concentrer wu davantage dafa war a commencer dès vendredi contre Paraguay parce que match boobu du match bu ñu war a ñàkk dañu war a def le tout pour gagner ko parce que match boobu moo ñu dugal ci tournoi bi incha allah. match boobee moom moo leen di dugal ci tournoi bi loolee mooy ndar kàpp xibaaru tàggat yaram yi Alaaji Ndate Diop moo may génne studio bi ma dem defi leneen. jërëjëf ci RFM. dañ ci ànd ak Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf coowal juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards yi njiital Pastef moom ma nga yuuxu ndamam ginnaaw ba mu jàkkaarloo ak doyen des juges si page Facebook am mu nekkoon ci ab direct Ousmane Sonko daal di xam le ni juge bi daal di nay jël ab ordonnance suñu sukkandikoo ci moom loolee day tekki ni ñi ngi jëm ci ab procès. ci xëtub dakaractu.com njiitu réew mi Macky Sall moo fa nekk di wax wàllum suuf si fii ci Sénégal moom muy alerté ci caxat-caxatee gi mu xamle ni gis ngeen ni fële ca Pikine ak Géejawaay léeg-léeg dañu fay bëgg a tabax ab l'hôpital lycée wala ab université waaye suuf bu ñu ko tabax sax doo ko gis moom mu xamle ni suñu wéyalee di caxat-caxatee suuf si nag di ko jaay day dem ba dugg ci lu ñuy tuddee domaine privé te ñiy ñëw ëllëg ñoom duñu mujjee am dara loolee li njiitu réew mi xamle ginnaaw ba muy tasee ni ki tey si suba maire ak président conseil départemental yi Emedia.sn di dikk ak ñun ci ndogalub cour suprême ñeel wàllum SDE ak Suez cour bi daal di joxe ndogal ñu woyal procédure attribution yorenum ndox mi Suez site bi daal di xamle ni avocat wu SDE ñoom duñu bàyyi xeex bi ndax dinañu dugal li ñu tuddee lii di rabat d'arrêt beneen ëpp xew-xew jëruñ bu ñu dénk biir réew mi daal di xamle ni dinañu indiwaat visa gi ngir képp kuy étranger bokkoo ci CEDEAO bu bëgg a dugg fii ci réew mi ñu daal di lay laaj ab visa xibaar bi ñu mën ko jàng ci gfm.sn bi fàttali ni bi le visa obligatoire indi woon nañ ko fi ci 2013 laataa ñu koy supprimer ci atum 2015 autorité yi nag daal di wax wàllum kaaraange ngir mën a dëggal bi lépp mesure suñu sukkandikoo ci site groupe Futurs Médias bi wàllum koom-koom budget 2020 mu am manquement bu toll ci ay téeméeri milliards si suñu ay koppar suñu sukkandikoo ci senenews.com site bi xam ne ni budget général bu atum 2020 mi ngi toll si ñetti junni ak téeméer ak ñaar fukk ak ñaari milliards yu toftal juróom fukk ak juróom ñeel ci wàllum recette ak ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti milliards si suñu ay koppar jëm ci wàllum dépense li ci manqué nag suñu ko xayma toll na ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn milliard si suñu ay koppar ca bitim réew Soudan daal di nay tabb ci boppu système judiciaire am ab jigéen mu nekk ku njëkk ki toog ci boobu lépp poste agence de presse officielle SUNA moo ko xamle moom mi nekkoon ancien juge bu cour suprême Nimat Abdullah Keher moom rek mooy kii may gët lépp luy yoon ci boobu lépp réew nga xamante ni mi ngi nekk ci période de transition weeru septembre ba léegi xibaar bi ñu mën koo jàng ci afrinews.com wàllum tàggat yaram wisport.com di ñu jox réaction buteur sénégalais bi Famara Diédhiou ci match bi doxoon diggante Brésil ak Sénégal ñu mujjee match nul ku nekk dugal sa morom benn nee na mbégte la àndal ba mu dugalee bile but lii la ñu leen indiloon ci seen xibaari ñeel internet gi di leen jaajëfal ci may nopp gi. jaajëf yow it Abdoulaye Diop ñu yegsi ci quartier vert tollantikoo ak Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. tey ñuy waxtaanee defar këriñ ci àll yi nga xamante ni dañ ko aménagé ca Sédhiou di ab activité boo xamante ni am na njeexital ci alam bi ak gaz yi nga xamante ni ñoo ciy bàyyeekoo waaye tamit ci wér-gu-yaram ñi ciy liggéey ñoom sax jot nañ leen tàggat suñu sukkandikoo si suñu ndaw bi ñu fa toggal di Max Euclid Company. ci diiru juróom benn fan ñuy yëngu ci defar këriñ gën nañ leen tàggat ci naka la ñuy aaree àll yi ñuy jagleel mbir yooyu noonu waaye it moytu gàllankoor yu bëre yi liggéey boobu mën leen andil. Binta Balde Karsia waa OG Forêt ñu ñëw indi ñu formation nu ñu war a liggéeyee ci këriñ nu ñu war a duggee ci àll bi ak parce que si liggéey këriñ am na jafe-jafe am na risque te risque boobu nag la ñu ñëwoon pour mun nañu jàngal nu ñu mun a aare suñu bopp aarale àll bi aar bi mooy ci liggéey këriñ am na jàngoro yu bari yu fa ne xamal na ñu nii
këriñ boo koy liggéey war nga protéger sa bopp parce que am na poussière bu fa ne poussière bi mun nga ko gis wante gaz bu fa ne da nga koy nooyi te doo ko yëg. ab tàggat boog bu am njëriñ bu ñu jagleel exploitant yu ndaw yooyu IREF Sédhiou ji Manga Diédhiou di dellu ci solo boobu sax. am nañu fii ñetti forêt aménagée nga xam ni ci biir forêt yooyu la ñuy liggéey këriñ bi donc rafet na pour ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci forêt yooyu ñu woo leen dajale leen expliquer leen risques yi ci ne comme ça ñu mën a moytu ci liggéey bi ñuy def pour ñu bañ a loru expliquer leen nan la ñuy def ba moytu xeetu saxaar boobu bi nga xam ne moom mooy jóge xeetu tooke yooyu jóge ci carbonisation bi ñu jàng ci 6 jours yi agents yi dinañ leen topp di leen encadrer di def en sorte que vraiment lu ñu jàng noonu ñu mën ko utiliser. gannaaw bu ñu leen yokkalee xam-xam ñuy yëngu ci defar këriñ boobu sax xamal ni nañu taxaw ngir ñaasi ñeneen ñooñi gën a taxawu alam bi waaye it aarale seeni bopp. lu ñu jot a jàng bu ñu ñibbee loolu la ñu toppatoo liggéeyee ko tasaare ko. dinaa leen woo ñoom ñëpp comme maanaam ñun nu ñu nekkoon fii waxtaan ak ñoom lu ñu jot a jàng fii ak nu ñu mun a moytoo ñu aar suñu bopp ci wàllu këriñ gi. Max Euclide Kamfani defar këriñ ci àll yu ñu aménagé ñi koy encadré di service des eaux et forêts ki jiite division aménagement ak production forestière moom li mu bëgg mooy ñu coppi anam yi nga xamante ne ci la ñuy lakkee këriñ colonel Joseph Faye. li ñu dajal tey mooy benn formation bu ñu nas ci li jëm ci mbiru pop ñu koy wax ay xeetu tooke la yoo xam ne mën naa jóge ci defar këriñ mën naa jóge ci yeneen fan aussi man ko li jëm ni ki engrais li jëm ni ki mbalit yooyu lakk to aaroo ko ci benn gox mais da nga koo lakk ni à l'air libre loolu yëpp mën na koo joxe mais ñun eaux et forêts li ñu intéressé mooy donc gaz yi tooke yooyu di jóge ci carbonisation mooy bi ñuy defar këriñ am na xeetu tooke yu jóge ci saxaar si am na yeneen yoo xam ne poussière yi nekk ci këriñ bi yooyu yëpp nit ki koy liggéey mën na koo jël te xeet tooke yooyu day dajaloo sa biir doo ko yëg parce que doo sentir du la xeeñ sax waaye day accumulé wu day tegaloo boobu am na foo xam ne bu fa yemee mu indi la jural la feebar te booy liggéey du pour fajo da ngay liggéey pour jëriñu moo tax ñu leen di former di leen woon ngaañ yoo xam ne ci la war a jóge comme ça ñu mën a aar seen bopp doon ñaax participants yi dégg nañ ko ku ci nekk boo delloo li nga jàngat nga nafar ko wax woon ko te naataango yi nekk boobu comme ça ku nekk xam ko te ñu fexe ba aussi nag ku nekk am ay équipement de protection individuelle maanaam li jëm ci gant li jëm ci cache-nez li jëm ci bot ak yeneen même ay lunettes de protection dañ ko ci prévoir loolu it donc nañ ci ñaax aussi waa INSEF ak waa réseau des producteurs locaux parce que ñoom aussi ñoo ëpp ay candidats ay organismes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci kër yi ñoom ñooy jànkantoo directement donc problème yooyu xanaa di fàttali tuuti rek ne les pop aussi yëmul sax ci ñi koy liggéey rek loo xam ne day ñaaw ci jaww bi la mën naa dem bu sori mën naa dem bu Ziguinchor mën na faa lor nit moo tax ci liggéey yi ba léegi ñu ngi xool façon xeetu carbonisation xeetu defar këriñ yoo xam ne même saxaar siy jóg dañ koy utiliser transformer ko ba nga xam ne saxaar soosu dootul am benn gaañ-gaañ loolu ñu ngi ciy liggéey am na ay techniciens yoo xam ne def nañ ci ay liggéey ay jéego yu baax sax. colonel Joseph Faye ci micro Max Euclide Kamfani moom sax moo réalisé tey seen numéro quartier vert bi ba bés yi di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi. ministère bi gàllo wàllu wér-gi-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen di may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru ngir feggu ci sibiru njaboot gi yépp a war di nelaw ci sànke bu ñu nàndal guddi gu nekk at mi yépp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbalee tàng demal nu mu gën a gaawee ci kër docteur bi la gën a jege ñu taxawu la ni mu waree defal li ñu naan TDR test de diagnostic rapide ci lu ngeen dul fay dara ci barabu fajukaay yi leen nguur gi defal mu di case de santé wala DS-DOM ci fukki minute ak juróom nga xam ndax da nga am sibiru am déet bu dee da nga am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT sibiru feebar la buy faat waaye mënees na cee mucc def li war tàggoo ak sibiru. nawet baa ngi ak li mu àndal. bonne santé xibaar yi wér gi yaram dañ ci ànd ak Nafissatou Sila. dal leen ak jàmm chimiothérapie jafe nañu mucc ci pajum xeetu cancer yu bëri chimiothérapie anticancéreuse boobee nag dafa di ay garab la ñuy jëfandikoo ngir daal di rey cellules cancéreuses yi wala xaajale leen ba faf yamale ni ñuy màggee docteur Doudou Diouf di oncologue ci institut Julio Curie bu hôpital Aristide Le Dantec. yenn saa yi mën na jiitu opération bi yenn saa yi après opération bi lañ koy def yenn saa yi dañ koy defandoo ba ñuy def radiothérapie lay ànd ak moom donc chimiothérapie façon yi ñu koy
defee bëri na te nañ koy defee également bëri na. traitement boobee nag mën nañ ko def ak ay perfusion wala ay garab yu ñuy naan. waaw am na ay garab yoo xam ne par exemple dañ koy naan am na ci bëri na ci trop ay chimiothérapie yu ñuy naan yooyu yenn façon la yoo xam ne nit ki da ko war a naan bés bu ne ba mu toog ay naan ko ay fan toog ay fan yoo xam ne dafay noppalu loolu am na ci yoo xam ne dañ koy sol ay perfusion yu gën a bëri nag ay perfusion lay nekk ay perfusion yoo xam ne dañ koy jaarale ci veine bi directement pour mu mun a dem ci deret bu tas ci yaram bi parce que chimiothérapie daf di traitement boo xam ne day tas ci yaram bi yëpp day dugg ci yaram bi yëpp pour mun a xeex feebar bi fépp fu mu nekk ci yaram bi. chimiothérapie nag diir bi dafa aju ci fi feebar bi toll ci nit ki. waaw durée bi ça dépend ci feebar bi ça dépend ci nit ki na mu bindoo ça dépend ci feebar bi fan la toll ak ban façon cancer la ñenn ñi par exemple dañuy def chimio juróomi weer jëm juróom benn weer ñenn ñi dañuy def chimio fukki weer ak ñaar ñenn ñi dañuy def chimio ñeenti weer donc chimio bi moom kenn mënu la wax ne pour nit ki chimio nii lay toll pour nit ñëpp seen chimio nii lay toll ñaata weer lay def. fii la ñu yem ak yéen ak bonne santé ñu leen di jox dig daje lu yàggul dara ngir waxtaanee effet secondaire yu chimiothérapie maanaam njeexital yi mu mën a am ci nit ki waaye fii léegi boobu ñu leen di ñaanal wérgu yaram. ministère bi gàllo wàllu wér-gu-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen doon may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru. RFM ganu xibaar yi. gan gi tey di Ousmane Sonko njiital parti PASTEF mu seq waxtaan ak Fama Dione ñu déglu leen. président Ousmane Sonko RFM mi ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. tey am nga déclaration boo amal léegi ñu jàpp ci ñaari poñ yu gën a am solo waaye nee nga dangaa demoon wuy ji doyen des juges nga jóge fa ñëw jàkkaarloo ak say ñooñ lu xew ba nga wuy ji doyen des juges. waaw xam nga doyen des juges man maa ko saisiroon ndax maa déposé sama plainte avec caution de partie civile depuis mois d'août donc lii daje tey bi waroon na am bu yàgg d'ailleurs parce que boo defee loolu ci lu gën a gaaw normalement ci 8 jours yi sax moom waroon na la mën a woo confirmation ngeen def confirmation de plainte mu fixer montant de consignation bi nga dem fay et mu ubbi procédure bi daal di saisir procureur pour mu def réquisition donc réquisitoire am donc ñun jàpp nañ ni lu ñu waroon def la bu yàgg tombé nag tey nag ñun du ñu interpréter parce que jege na trop ak li waroon xew si dégg suba assemblée waaye yàlla def mu tombé ñu dem wuyu ji ko biñ demee it li ñu war a def nañ ko li procédure bi wax def nañ ko mooy déglu nañu ñu def confirmation de plainte bi mu jël ordonnance bi war a fixer consignation bi donc ñun jàpp nañ ni tey procédure bi commencé na recevabilité bi moom nangu na ko donc procédure bi commencé na li ñu yàgg a wax rek dossier bi dossier politique assemblée amu ci yoon dossier justice la ndax man déposé naa sama plainte ci procureur boobu mooy première plainte bi maa ngi ko déposé depuis le 8 mai 2018 donc assemblée xaar ba février 2019 fukki weer tegu na ci muy doog a jóg naan day def commission d'enquête parlementaire mais dossier pénal dossier boo xam ne dafa am qualification criminelle du dossier assemblée nationale surtout nag su dee saisiroon nañ tribunal ba noppi kon jàpp nañ ni ñoom fekk si nañu ci li ñu doon wax ñun ñu ngi ciy sant yàlla di leen jox rendez-vous ñoom ñëpp ci procès ba li Sénégal yëpp doon laaj nit ñi naan na génne preuve am xam nga preuve ay na xeetu document yoo xam ne boo ko yoree ci kanamu juge rek nga ko mën a génne te du am problème ndax soo ko génnee nii di ko woon su ma la ko joxoon tey mën nañ ma topp pour recel de biens de documents administratifs wala document privé bancaire wala leneen ak leneen donc yooyu ci kanamu juge rek nga koy génne fa lañ jëm nag bu soobee yàlla ñi ngi jox rendez-vous Sénégalais yëpp ndax li ma wax léegi rek dossier bi ci benn fan juge mën na koo juger ndax li fa am flagrant délit la mooy càcc gu ne fang nga xam ne du lu ñuy werante moom moo am ci dossier bi. léegi bu la doyen des juges wooluwee 24 heures balaay commission bi di waxtaan est-ce que nekkul benn genre espoir booy amaat ci tournure bi mbir mi nar a jël. man mosuma ñàkk espoir ci mbir mi xam nga affaire politique moom affaire politique rek la léegi nag dañuy def li ñuy def ba pare amplifier ko nekk ci rajo yi télé yi di wax mais ñun loolu mosuñoo yëngal parce que li ñuy def xam nañ ko également li ci des nag mooy li nga laaj ci sa question bi mooy
li ma ci comprendre mooy lan la war a changer ci mbir yi en principe xam nga yoon dafa ne règlement intérieur de l'Assemblée nationale ci boppam article 48 dafa reconnaître ni yoonu tribunal moo ëpp doole yoonu assemblée moo tax mu ne ab dossier bu ko tribunal xasee ba jël assemblée mënatu fa ubbi commission waaye bu assemblée ubbi woon commission ba sori bu tribunal ubbee dossier bi assemblée day arrêté ci saasa kon lay yoon fi mu toll nii mooy comme mbir maa nga tribunal dossier bi dañ ko war a yóbbu tribunal assemblée waratu coo yëy yàbbi te dinañu leen bind bu soobee yàlla ëllëg xamal leen ko te buñ ci continuer it dinañ leen attaquer pour immixtion dans un dossier en cours d'instruction parce que dossier soo xasee ba commencé secret bi dafa lié ñëpp donc loolu moo war a nekk la suite logique te bu soobee yàlla ñi ma àndal ci ay avocat ak ñoom seen dinañ ko topp ba fi mu war a yem. kon Ousmane Sonko xelam dal na ci yoon dina def liggéeyam comme doyen des juges wolu na la tey mbiri dina changer Ousmane Sonko xelam dal na ci yoon liggéeyam dana ko def na mu waree. non boo gisee ñun ñu doon imposer ne nañ affaire bi tribunal la parce que man dama gëm ni dossier bi li ci ne bis bu ñu eggee ci tribunal même buñ fi tegoon juge boo xam ne bëggul Ousmane Sonko mënumaa ñàkk a jox dëgg ndax li ñu yor ñun lu wér péng la te li ko firndeel mooy bi coow li commencé ba léegi ñun rek a déposé plainte de. xam nga yow su ma xëyoon jiiñ la ne la escroqué nga lu mat 94 milliards ci xaalis bu amul xam nga na ngay dem déposer ci plainte waaye mosoo dégg plainte contre Ousmane Sonko ba fii ñu toll nii ñaari at may wax ci dossier bi déggoo kenn ku def plainte lu dul yónni ay nit ay soi-disant avocat ñu ne ci rajo bi annoncé woon na plainte. ah gis nga plainte kon loolu du ma ci commenter ndax dafa am yoo xam ne donc jarul commenter quoi man daal maa ngi nii toog. 2016 ba léegi ñu ngi may annoncé ay plainte annoncé nañ ma fi plainte ci affaire pétrole bi 2016 ba léegi ñu ngi may annoncé plainte waaye mosuma gis plainte waaye man li ma xam mooy def naa sama plainte te wane naa ko ñëpp gis ni def naa plainte te li ko firndeel mooy tey woo nañ ma. léegi procès bu tijjee ñu laaj la say preuve nooy def. soxna si nee naa nañ dem procès ba rek preuve kay moom. nooy def bu demee doyen ni la année li ngay wax foo ko teg nooy def si boobu. soxna si déggoo li ma la wax léegi preuve moom duñ ko discuter nañ dem procès ba rek. preuve moom dañ ci am ba dafa ëpp sax buñ ci tollee daal. mais sénégalais bëgg nañ koo xam après de. waaw mais loolu tribunal lañ koy xamee preuve doo ko jox sénégalais yi da nga koy jox juge àtte sénégalais yi xam ni waxoon na dëgg parce que juge wax na. dafa sénégalais yi il faut ñu leen di wax yoon nu muy doxee preuve doo jóg sénégalais boo dajal nga photocopier benn preuve jox ko. su boobaa kon yoon dalaat sa kaw yow mii sax. xam nga wax naa ko fi preuve boo déposé plainte juge ngay jox preuve. waaye du sénégalais nga koy jox du looy publier internet du looy truc loolu dañ koy wax pour ëlëmal xelu sénégalais yi naan na génne preuve am mais déposé naa plainte juge d'instruction ubbi na ab bis ni ki tey bis bu ñu woowee procès bi déjà su may auditionné dama koy ñëw ak samay preuve yu mat sëkk tey may dem sama classeur bu toll nii laa yoroon pour su dee dafay enchaîner ak audition ñu teg preuve yi donc preuve moom bañ ci tollee nañ ko joxe te suñ ci paree juge dina wax ndax nañ dëgg am déet Sénégalais yëpp xam li xew mais du fii laay waxee preuve. Ousmane Sonko, la RFM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. di ko jaajëfal moom tamit Fama Dione mi doon dalal Ousmane Sonko njiital parti Pastef mu nekkoon fi ñu yem ci xibaar yi nis tuut ñu defuk pàttali ci leen la ca gënoon a fës. Ousmane Sonko ni tey daje na ak kii di doyen des juges jox na ko ay xibaar jëm ci wàllu ko coowal 94 milliards yi mu ni kon lépp la nga xam ni moom la assemblée nationale la nar a def ëllëg wàllu ko théâtre la ndax wàllu ko yoon ca lu ñu jëm kon yooyu yëpp day nax saay bu ñu sukkandikoo ci article 48 bu règlement intérieur bu assemblée nationale moom Ousmane Tanor Dieng moom Ousmane Sonko daal dinay addu tamit jëm ci ko wàllu amnistie gi ñuy yëkkati mu ni loola nekk na loo xam ne nii moom àndu ci li war dañ ko war a def kaddu yu mel ni mel loom la kii di njiital République des valeurs di Thierno Alassane Sall moom tamit wax ca Touba mu ni ñi nga xam ni dañoo yoreel bor réew mi faaw ñu topp leen ba yoon dem ca ba mu jeex waaye kenn wóoru leen féexal maanaam di leen baal kon amnistie googu àndu ci moom Thierno Alassane Sall
ci wàllu ko ñuy xaru ak def lu ni mel di fàtt seen bopp Sénégal mi ngi ci juróom benn poñ yu tofal benn loolu ci junni yoo jël loolu ko xamle moom moo di directeur de la santé mu yëkkati lu ni mel tey jii bi ñu doon màggal bés bi ñu jagleel ñi am feebaruk xel mu ni suñu réew mi ngi ci fukk téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenteeluk place bi mbokk yi loolu nekkoon li gën a fës ci xibaar yi boole woon nañ ci tàggat yaram tour du web quartier vert bonne santé ak gan gi mu nekkoon Alaaji Ndate Diop ci kàddu gi feggoon ak Amady Ndiaye ci machine bi yàlla mi borom jàmm te kum jàmmal nga am jàmm yàlla ñu defal guddik jàmm xibaar yi ci 22h lay doon ci kàllaama ak nasaraan ak Pape Bes Diba